juróom-ñaari waxtu yu toftal fanweeri simili sënkëm ci télévision Futurs Médias mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci jàmmaarloo ya nga xam ne moom moo dox ci diggante agents municipaux yi ak itam commerçant ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca marché bu HLM bokk na ci li leen jotale moom moo di ñàkk joxe li nga xam ne rek moom moo di juuti gis ngeen ko noonu waaye takk der yi ñoom ñoo daal di tas wowule jàmmaarloo daañu wax ci mbas mi ak tolluwaayam fi ci réew jàppale ne ki tey amul benn doomi aadama boo xamante ni rek wàññi nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu jàpp leen itam lu tollook téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay doomi aadama ñoom ñoo ko am juróom-ñeent fukki ak benn ci ñoom nag di ay cas contact tiis wi nga xam ne moom lañ yendoo ni ki démb ba tey di génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Njaga Njaay ku nekk xam ko ci lépp lu soxal wàllu dem beek dikk bi ba ñu sax daal di koy tibbee yenn ci ay ndaamaar yoo xamante ni rek ñu ngi tegu ci xàll wi ni ki tey ji doon nañ amal li nga xam ne rek moom moo di levée du corps bi nag daal nañ koy denc ca sëkk yu daaru musti foofee sax nag la fekk baax daañu wax itam ci la jotaayu xibaar lépp lu soxal wàllu tàggat yaram Sénégal Entertainment Group nag daal nay xaatim ak nga xam ne moom moo di rëkk-rëkk ngir rek saison atum 2020 atum 2021 moom moomee ku moywul daana laale sëgg ak nga xam ne rek moom moo di guy gi ci la jotaayu xibaar di ngeen teewlu ki nga xam ne rek moom moo di Mao Cissé moom moomee teewaloon na Sénégal Entertainment Group nag ci jotaay wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal niki démb mbokki li léppi tënk la nees kii sama dikk ñu yaatal. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi nañu ko doore woon nag nañ ko junjee woon nañ koy tàmbalee nag jéeg jàmmarloo bi nga xam ne rek moom moo dox ci agents municipaux yi ak itam commerçant ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca marché bu HLM bokk na ci li nga xam ne rek moom moo leen jotale di rek ñàkk joxe li nga xam ne moom moo di juuti commerçant yi la ñu xamale moom moo di bi mbas mi tero ci mim réew ba tey ngir rek ñu daal di feesal seen ak gafaga ay jafe-jafe la ba tax itam way takk der yi ñoom rek ñoom ñoo daal di tas woowule jàmmarloo mbokk yi daañu wax ci leneen lu soxal fukk ak ñett nag ci ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi liggéeyee ca Grand Moulin bu Ndakaaru nag la ñu rek daal di dàq li lu mel doon loo xamante ni rek ña fay liggéeyee ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ba tax itam ñu xam ne rek ne daañu def kéem kattan xeex wàll wi nag ba lu leen si yoon may ñu daal di koy jël nag naka noonu ñuy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di directeur bu ressources humaines bi nag ak itam directeur général adjoint ba nga xam ne moom moo fa nekk ñu teewlu reportage bi nga xam ne Pape Fara ñu ngi sekkoon na ko ak ñoom àndoon ci ak Amadou Ba. lu ëpp téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay nit ñu dàq leen ci juróom-ñaari at foofu ca Grand Moulin de Dakar lépp nag gannaaw ba nga xam ne ñi jëndaat boobule entreprise ñëw nañu lu yàggal dara fukk ak ñett ci liggéeykat ñu dàq leen juróom-ñett yi ay délégué personnel décision bi nu mel manifestant yi nee nañ du jàll. 13 personnes comme motif ñu ne yéen da ngeen a créé benn groupe WhatsApp ci Covid bi di ci waxtaan. di wax loo xam ne da ngeen di saaga directeur yeeg da ngeen di def nangam da ngeen di def nangam ñëw licencier 13 personnes. parce que le DRH depuis qu'il est là en 2013 moom DGA bi 2014 ba léegi ñoom bi ñuy ñëw biir Grand Moulin on était plus de 467 actuellement on est à 292 imaginez le nombre de suppressions de postes qu'il y a eu. juróom-ñetti délégué yi ñoom mujj nañ leen jëlaat gannaaw bañ demee inspection du travail waaye direction ba léegi lànk kàndaaral ne juróomi employé yooyu moom du leen jëlaat. donc même pas un mois ñu bëgg a licencier 13 personnes ci benn takkusaanu àjjuma alors ci 13 yooyu 8 dañ ci nekk ay délégués te ils ont tous les mêmes motifs de licenciement ñoom ñëpp dañoo wax les mêmes motifs. wax ni ay terroristes lañ ay bandits de grand chemin lañ ay nervis lañ dañoo bëgg rey tubaab bi yooyu lañ bind ci sommation interpellative. Alors comment se fait-il que nga bañ a autoriser licenciement des 8 délégués et pour ce même motif cette direction s'entête à vouloir licencier les 5 autres travailleurs parce que ñoom amuñu kiiraay amuñu protection non am nañ protection c'est pas des délégués mais am nañ protection. moo tax nag seen naataango yi taxaw témb ne dinañ gën a taral xeex bi bu ko defee ñu jëlaat leen. dinañu déposer ab préavis de grève naka noonu ay bés bi di ñëw dinañ amal ab toogaanu ñaxtu ci kanamu entreprise bi bu dee dara nag xewut dinañ taxawal Grand Moulin bi yëpp te mën nañ ko.
ñu sol ay tiset takk brassard rouge bëri woon lool ngir jàppale juróom ci seen naataangoo yi nga xam ne direction bu bees bi moom moo leen dàq ñu jàpp ne seen i jafe-jafe yépp du kenn ku dul ñoom. Pape Fara ñu ngi cant ngërëm ñeel na la maa ngi leen ko doon junj sànq ci boppu xibaar yi daañu wax ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppale ne ni ki tey jii nag amul benn doomi aadama boo xamante ni wàññi nañ ko ci lim wa nga xam ne rek ñoom ñoo ci jot faatu téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay doomi aadama ñoom ñoo amee mbas mi ni ki tey juróom-ñeent fukki ak benn ci ñoom di ay cas contact dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ci ministère de la santé. ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk test yi ñu jot a def fanweer ak ñaar ñoo ci positif yooyu juróom-ñeent fukk ak benn moo ci cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo ñu yore feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te xamuñu fiñ ko jëlee ñooñu nag nii lañu tëddee Géejawaay am na ci ñeent Grand Yoff am na ci ñeent Kër Massar am na ci ñett Mbao am na ci ñett Parcelles Assainies am na ci ñett Liberté 4 am na ci ñaar Ouakam ñaar Rufisque ñaar Thiès ñaar Cité CPI benn Diamniadio benn Dieuppeul benn Front de Terre benn Gibraltar am na benn Kaolack benn Xombol benn Liberté 6 benn Mamel benn Nord Foire benn Waaguñaay benn Patte d'Oie benn Pikine benn Richard Toll benn Scat Urbam benn et Touba benn juróom-ñaar fukki malade ñu nekkoon ci hôpital wér nañu ci bésu tey te bu ci yàlla àndee dañuy génn fanweeri malade ak ñeent ñoo ci nekk ci réanimation ñu ngi sant yàlla amuñu kenn ku génn àdduna ni ki démb ñeneen ñi des ci hôpital bi ñu ngi am tan bi ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk bi mbas bi duggee ci Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñetti junni ak fukk ak ñeent doomi aadama ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn wér nañ téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. bokk na ci njeexital yi nga xam ne mbas mi daal na koy def foofee nag ca diwaan bu Kaffrine nag ay doomi aadama yoo xamante ni doon nañ faral di maye li nga xam ne rek moom moo di deret nag néew na ñu gis leen fa nga xam ne moom moo di ca kër docteur wa nga xam ne rek moom mooy encaissé li nga xam ne moom moo di loolee nag ba tax itam ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk jaaju ba dëgër te itam di xam rek ne daañu def kéem kattan ngir rek kër docteur woowee mën a am lu doy ci li nga xam ne rek moom moo di deret googee ñu teelu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. naam askan wi rawatina ndaw yi nekk ci diwaanu Kaffrine ñi ngi wéy di maye deret waaye ba léegi de taxul ñu jege njombaxtal ga. bu ñu xoolee daaw on était à plus de 2400 donc ren suñu projection c'était à 2700 et quelques donc mais 2700 comme projection la rek mais xam nañ ne li ñu soxla réellement ci poche ci structure hospitalière bu mel ni structure régionale day ëpp sax 3000 poches. prévoiroon nañ 9 sorties ci période bi mais malheureusement sorties yëpp dañ ko annulé ndax Covid bi mais néanmoins avec les dons familiaux xaw nañu mën a jongler un peu mais néanmoins on n'a pas pu quand même gérer am li ñu soxla woon réellement. loolu moo waral ndaw yi nekk ci conseil communal de la jeunesse ak yokk ko seer ya jot a dajale la lu tolloog ci ñaar téeméeri mbuusug deret. mais bu ñu ko joxee ba pare c'est parce que ñoom moom lañ mën a garder mais duñu arrêté dinañ jéem a xool naka la ñu def pour di organiser des dons de sang périodiques
ci di ko xool waxtu bu ne ñu xool benn koñ wala ñu xool benn commune dans le département de Kaffrine et pourquoi pas dans la région parce que ça concerne affaire bi jeunesse bi yëpp la soxal ñu jéem a xool naka la ñuy def pour que ñi nga xamante ne suñu ay parents lañ. ñetti junni mbuus deret la hôpital bu Kaffrine soxla waaye mbas mi bëri lool lu mu ci gàllankoor atum ren ji moo tax nag waa kër docteur di sàkku ci askanu Kaffrine ñu wéy di maye deret ngir wàllu ay bakkan. bokk na ci lu ma leen doon junju bi ñu door li nga xam ne moom moo di xibaar yi di génnuk àddina nga xam ne rek moom moo di Ndiaga Ndiaye ku nekk xamoon ko ci lépp lu soxal wàllu dem beek dikk bi nag xam ngeen ne Ndiaga Ndiaye yi ngeen di dégg boobu ak léegi moom sax nag la ñu ko dippee ni ki tey ji lañ doon amal li nga xam ne rek moom moo di revers du corps bi ñu daal di koy denc ca sëkk yu Daaru Musti suñu ay ndaw fekkoon woon nañ lu ni mel Abi Faye ak Modou Diop ñu seetaan. nakaru xool gane leen ñoom ñi nga xamante ne nii ay njabootu Ndiaga Ndiaye lañ Ndiaga Ndiaye mi tax ñu tuddee oto yi Ndiaga Ndiaye dëddu na moteuru transport en commun daanu na Ndiaga Ndiaye doon koo xamante ne ñëpp ràññee nañ ko ci secteur routier bi bàyyi na ci ginnaawam ay xol yu fees dell. ñàkk nañ ku mag muy Alaaji Ndiaga Ndiaye doon kilifa gu mag ci réew mi waaw ñëpp xam ko kaaru Ndiaga Ndiaye yi ñu tudd donc moom la mu ci pilier bu mag a mag a mag a mag. waaw xam naa ni donc patronat transport syndicat yi transporteurs yi ñëpp a ngi ci naqar gu rëy bu Djibril Ndiaye vraiment je ne peux pas parler parce que c'est l'émotion. fi mu jógee ba fi mu yegg ku liggéey ku jub rek yaa ko mën a def trajectoire bu mel noonu. routier bi nga xam ne tey kenn dootul mën a génne turu Ndiaga Ndiaye ci transport en commun parce que liggéeyam moo ko may ak dignitéem ak courage am. nakar googee bëri woon na trop ba tax na ku ci nekk mënatul woon téye boppam. ña koy jooy sax mooy ña nga xamante nit ñoom seen loxo jotul seen gannaaw. waaye ñëpp la boole njaboote amul lu xibaar amul lu aada ñëpp la njaboote. waaye dimbali rek la ma daan def. yàgg na lool am naa fa 20 at. koo xam ne nii économie Sénégal moo ko xam dëgg mu liggéey ci wàllu transport ni ñeneen amee tur ci commerce moom noonu la amee tur ci transport mu yore ko nekk nu rafet. tey njabootam gi war a doon la mu fi bàyyi. war nañ ko topp muy ñun muy ñeneen war nañ ko mën a roy parce que ni mu taxawee woon yaakaar naa ne am na solo. nag doom yi nga xam ne tamit ñoom la leen moom la ko yàlla dénk ñu ci bari. ñu ngi yëngatu ci transport parce que ci loolu la leen tàggat mu nekkoon nitu fula nitu jom ci sa bopp loo xamante ne tey di nga mën a jege kii Ndiaga Ndiaye doon tey te jëleewu ko leneen di dul ci liggéey kon. ci juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent moom emblème bu transport en commun bi génn na àdduna dellu fa nga xamante ne fa la bawoo mu ca Daaru Musti fa nga xam ne fa la tëdd jamono ji. Abi Faye ñuy ñaan rek suñu borom daal di koy teeru waaye itam daal di koy atte ci li nga xam ne rek moom moo di yërmandeem ñu wax ci leneen mbokk yi lu soxal nag lépp lu soxal wàllu cat gi fii ci réew bu Sénégal ab programme boo xamante ni daal nañ koy teg ngir daal di koy dippee jàpp si sa gox fu waay war na mën a nekk nag war nga mën a seetal bu baax a baax barab ba nga xam ne moom nga nekk lancement boobee nag ñu ngi ko door niki tey ji fu nga xam ne moom moo di ca Fann Ok ak itam ca Liberté 6 dañuy teewlu ki nga xam ne moo di Alassane Bint Samb moom moo yor lépp lu soxal wàllu ñax askan wi ñu teewlu ay kàddoom Pafara ñi ngi ak Amadou Ba ñoo ko taataan. parce que dañu jàpp ni set responsabilité nit ku nekk la ci loolu nag lañ ne ñun au niveau du ministère dañuy lancer campagne bu tudd jàpp ci sa gox set buñ ne jàpp ci sa gox set mën na nekk marché bi nit ki di xëy mën na nekk sa koñ bi ngay yeewoo mën na nekk école bi ngay jànge mën na nekk également lieu bi ngay liggéeyee parce que set ak propreté dafa nekk responsabilité individuelle. di woote sénégalais yëpp pour que ñu ñëw vraiment jóg jàpp ci seen gox set jàpp ci engagé wu personnellement pour que seen gox seen i quartier seen i ville seen i dëkk ba ci réew mi yëpp mën a law ci réew mi yëpp set. mbiru gox bi la parce que bu ñu dajalee goxaat yi day doon dëkk bu ñu dajalee dëkk yi mu doon réew. donc pour réew mi set il faudrait que ñu tàmbalee ko ci fi nga xamante ni mooy à l'échelle micro
ñu mun ko yaatal ba mu mën a dab à l'échelle nationale. mbokk yi bokk na ci dogal yi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal jël na ko nag ngir mbas mi bokkoon na ci état d'urgence ak itam couvre-feu bi nga xam ne réew bu Sénégal daal na ci génn mu mel nag ca Kaolack jamono yi nga xam ne ñu ngi amal lu ni mel waaye takk der yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon bés bu yàlla sàkk ñu ngi doon nekk ci li nga xam ne moom moo di mbedd yi di xool askan wi nga xam ne ñoom ñoo rek càmmontewul ak yooyu lee digle naka noonu itam li ñu nangu ci ay koppar bu ñu xayma ëpp na juróom-ñaari millions ci suñu ay koppar ay ndaamaar ak itam ay moto yoo xamante ni rek daal nañ koy teg loxo ñu teewlu tënk li nga xam ne Ibrahima Diamé ak Fally Gueye def nañu ko. opération yi nga xam ne nag takk der yi muy waa service régional de sécurité publique bu Kaolack def nañ ko ci biir mbas mi jëmale ko ci état d'urgence beeg couvre-feu bi jur na lu bëree bëri ci wàllu bilan jëm ci wàllu koppar am na juróom-ñaari millions yu nga xamante ni encaissé nañ ko jëm ci wàllu amende lu mot 2 junni ak lu teg ci wàllu pièce yu nga xamante ni itam daal dinañ koy saisir lu jëm ci wàllu arrestation yi lu mot 1 ak 200 téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama daal dinañ leen teg loxo ndax ñi yoruñu woon masque ñenn ñi respecté wuñu waxtu yi ñu waroon tëj marché yi ñeneen yi def ay yëfu caay-caay ñi ñu arrêté leen ndax dañ doon organiser ay manifestation yoo xamante ni amuñu ci benn autorisation respecté wuñu couvre-feu bi lu mat sax fukk ak ñetti doomu aadama daal dinañ leen tëj kaso lu mat téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari oto yu nga xamante ni yóbbu nañ leen fourrière ndax transport bu jaaru yoon ñeneen yi respecté wuñu interdiction bi waa ministère de l'intérieur digle lu mat juróom-ñaari téeméeri moto jakarta daal dinañ leen immobiliser ñeenti salle de jeu ak ñetti salle de sport tamit tëj nañ leen ndax ñoom itam respecté wuñu li kilifa yi doon tere. Ibrahima ginnaaw Kaolack ca Foundiougne nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo nees tuut daañu jëfandikoo ndox mu neex ndax itam jumtuwaay wa nga xam ne teg nañ ko fa ngir rek muy segg li nga xam ne rek moom moo di xorom si boobu le projet nag ngir ñu amal ko koppar yi nga xam ne ficci nañ ko ëpp $1 milliard ci suñu ay koppar ba tax itam ñu bëgg rek askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Fatick mën a tàkkalikook lu ni mel ñu teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. mën nañu wax ne njàqare waa Foundiougne ji nga xam ne ñi ngi ci boobaak léegi def ñetti at nag la ñu bëgg a dindi SONES nag ñoom ñoo fa tabax ab usine boo xam ni day traité ndox mi génne ci xorom si ba mu set wecc fi mu ne nag ñu ni bu yàggul dara ñoom ñi mën nañoo naan ndox moo xam ne du weex te du naqari. parce que xam nga ne Foundiougne dafa amoon problème ndox forage bi amoon fi bi daan alimenté Foundiougne dafa amoon problème qualité ndox la amoon léegi ba SONES tàmbale woon di defaat beneen forage ay 2017 2018 forage boobu tamit am problème salinité. SONES si la décidé ci impulsion état di réaliser station bi ngeen gis bi nekk fii suñu ginnaaw station boobu dina may Foundiougne tey ay 1400 jusqu'à 1600 mètres cubes ci ndox par jour alors que Foundiougne avant balaa problème boobu amoon Foundiougne alimentation mu ngi tourner autour de 700 mètres cubes donc ce qui fait que aujourd'hui ak station bi mën nañoo wax ne problème Foundiougne réglé na dina ko weesu sax mais mën na dem ba 2035 station bi te Foundiougne di am problème la. liggéeyu station boobu nag ñu ni sax daanaka pare na ay responsable SONES ak itam ay autorités yu nekkee ci Foundiougne visité nañu chantier bi ñu ne itam station bi dina tax ba ñàkkum ndox gi nga xam ne moom lañ doon faral di nemmeeku ci commune bu Foundiougne jeex fi tàkk. at yi ñu génn Foundiougne doon na laaj ndox mu neex ba nga xamante ni ndox mi neexul mi nga xam ni am na xorom bu ëpp bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor wér-gu-yaram ci àdduna bi muy OMS weesu nañ ko ñu ne jaaduwul ñu arrêté ko boo ko arrêté nag nit ñi nañ laaj ndox askan bi soxla nañ loo xamante ni dina joxe ndox mu doy mu sell mën a dalal xel yi ci benn diir bu gudd loolu pour nga am ko da ngay tabax usine boo xam ne mooy xëcc ndox mi segg ko ba nga xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo nu mucc ayib du ñu am benn gàllankoor. liggéeyu station bu ni mel nag nee ñu SONES def na ci 1 milliard 300 millions de francs CFA buñ sukkandikoo nag ci Habib Demba Fall mu ni ab solution boo xam ne day yàgg moom la SONES bëgg indi ci jafe-jafe ñàkkum ndox ak itam ndox mu naqare mi nga xam ne moom lañ doon nemmeeku ci commune bu Foundiougne. Aminata yooyu la jamono jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu koom fii ci réew bu Sénégal amaloon ab dox nemmeeku ci gox yi nga xam ne jege na lool dex gi ba taxitam muy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay mi li mu xam le moom moo di dana def kem kattan ngir jàppale leen ci li nga xam ne rek moom moo di seen i ay bëgg-bëgg dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. président yebal nañu terminer programme de relance de l'économie nationale fii ak weer bi di dee incha allah dinañ ko def après am conseil présidentiel pour valider mbir mi. déjà sunu riz bi ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci vallée bi ceeb bu neex la amul ay problème écoulement amuñu problème pour jaay ko man de gisuma ceebu vallée fu mu lambee loolu moom képp kuy béy ceeb Paris jaay nga ko
ay transformateur képp ku transformé am ceeb bu weex tam le riz blanc jaay nga ko amul ci benn problème ñun koy lu ñu bëgg a def ci plan bi mooy def ay réformes yoo xam ne producteur de riz Paris dinañ gën a compétitif pour que seen prix ceeb mu gën a yomb mais aussi ñi nga xam ne ni transformé problème yu nu am yi ak contrainte yu nu am yi xam nañ leen parce que wax nañ nu ko waxaat nu ko donc ñun lu ñu bëgg mooy ci relance bi def ay réformes pour faciliter la vie pour que ñoom seen ceeb gën a compétitif mais aussi importation aussi ñu xool lu ñu mën a def ba réguler ko ndax sunu ceeb bi aussi gën a compétitif. beneen doxu nemmeeku boo xamante ni nag ñi ko def di bureau bu mise à niveau ca diwaan bu Ziguinchor bokk na ci li nga xam ne rek moom moo ko waral mbokk yi xam ngeen ne bi ñu mbas mi gën a see ak léegi nag ay weer la yoo xamante ni rek ñu ngi koy wàññi li waral lu ni mel dem rek saytu entreprise ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk waaye tam xool rek ana nag lañ leen di mën a jàppale ñu teewlu ka nga xam ne moom moo jiite woon boobule doxu nemmeeku ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. xam ngeen ne bu mbas mi amee léegi pratiquement génn ñu Dakar te tey jaadu woon na tey suñ génn bu njëkk ñu jagleel ko région bu mel ni Casamance bu nga xamee ni si développement moom dafa soxal njiitu réew mi soxal kilifa réew mi fu nekk gis nañ fa daal ay entreprises yoo xamee ni si taxaw nañ di liggéey malgré dégg nga maam mbas mu nga xamee ni si mu ngi ci réew mi ci loolu ñuy fàttali ne Casamance fi lañ njëkk a tàmbali programme bu ñuy wooyee mise à niveau spécifique fii lañ ko tàmbalee en 2015 muy soog a law ci yeneen régions yi kon boog laaj na tey ci ñuy nemmeeku wala à 6 mois de la fin de ce programme ñu dellusiwaat fii xayma lu ñu fi def xool lu fi dox xool lu fi sooxe gis nañ ne chef d'entreprise yi mbas mi yàqulu leen yëngatu bu ñoo yëngatu te ñu ci bëri garder nañ seen ay emploi ñu ci bëri donte liggéey bi wàññeeku na mais ñu ngi ci góorgóorlu ba tey di investir loolu aussi dal na xel moo tax daal yaakaar nañ ne ñi chef d'entreprise yi ci région bi ku leen jàppale ku leen pousse ñu dem ba nga xamee ni si daal région bi dina nekk région boo xam ne si koom bu muy wàllam bu muy indi ci koomu Sénégal dina am solo trop. ñu wax ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal rawatina ca diwaan bu Matam foofee nag néew na gis rek ab ndaw boo xamante ni rek dina jàng ba am examen moo xam mu BFEM wala boog li nga xam ne moom moo di bac loolee tax ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu njàng mi ak njàngale mi dajale woon ngir amaloon ay waxtaan yoo xamante ne rek buñ ci jugee ay saafara daana am ci wowule wàll ñu teewlu reportage bu Ali Bandel ñoo téeméeri ndongo yi dal ci l'école bi fii ci diwaanu Matam daanaka fukk ak juróom-benn yi moom du ñu sax dem ba yeggali seen njàng mi la ko waral nag di ay jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko donte nag jéego yu am solo amal nañ ko lu jëm ci wàllu taux de scolarisation bi maanaam fexe ba xale daal di dugg école waaye tey jii kay dem ba sori weesu BFEM ak bac moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nekkee ñi nga xamante ni nag ñoo di waa COSYDEP daal di lëkkaloo ak yenn ONG yi nga xamante ni ñoo ngi yëngu ci diwaanu Matam ñu daje kilifa yu yore njàng mi ak waajuru ndongo yi ngir ñu xool ban pexe la ñuy def ngir renverser tendance bi. lu war a am la ñu am ay daje yoo xam ne dañuy waxtaanee école bi ak solo école bi ak yi nga xam ni nekk na facteur yi nga xam ni tamit dafay tax école bi di ralentir tuuti tel que lu mel na déperdition ñëw ba Matam nag di ñu jàppale si li nga xam ni mooy déperdition ndax soo gisee le diagnostic ci éducation bu Matam. ak le plan d'accélération éducation Matam da ngay gis ni TBS am dafa faible mu ngi situé wu entre 69 et 71%. da ngay gis ni taux de déperdition bi abandon bi élevé na da ngay gis ni taux de redoublement bi aussi quelquefois dafay élevé les taux d'admission au BFM aussi xëy na moom sax am na solo ndax dina dem ba 69%. waaye nekk na daal mbir moo xam ni tey war nañ toog waxtaane ko te loolu moom mooy solo bi. mais éducation boobu aussi lan la ci wut mooy naka la ñuy def ba société minière yi nekk fii à Matam financer le secteur de l'éducation d'abord en passant par les collectivités locales mais aussi beneen bi am na lu yenn sources yoo xam ni COSYDEP ñoom aujourd'hui ñu ngi koy wut. gannaaw bi ñu tàmbalee exploiter phosphate ya ca Matam mu daal di doon sax ab zone minière collectif maanaam kuréel gi boote organisation société civile yi ak askan wi xeex ngir àq ak yelleef doomi aadama yi bëgg a jaar ci plan social minier bi ngir wuti ay jumtuwaay yu mën a tax ñu daal di renforcer bu baax maanaam ba améliorer sax système éducatif diwaan bi.
Ali Bandel ñaa cant ak ngërëm ñeel na la kuréel yi nga xam ne nag moom moo ëmb soxna yi nekk ci tundu Afrique ñoom ñooy daal di sàkku ñu daal di wéer li nga xam ne rek moom moo di ngànnaay yi ci tund wi ngir rek jàmm mën a am ci li nga xam ne rek moom moo di ci suñu ay biir rawatina li nga xam ne nag moom moo di jamonoy mbas mi dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo jiite woowule kuréel bi Dissa Pereira ak Ababacar Camara la dénk ay kàddoom. ñu nekk ak ay xeex ak ay nu mu tuddati fetalanteeg reyanteeg ci ku nekk loolu ay intérêt personnel ñii ñu leen di tuddee terroriste ñii ñuy jihadiste mais ku nekk sa bopp moo la tax jóg ci kaw loolu nag mu fekk si fii ni loolu saa yu amee jigéen ña xale yee ci gën a sonn ñun suñu mbootaay yi fi toog ci loolu la ñuy liggéey bu yàgg ba léegi di fi yëngatu mais bi loolu amee tasanteeg feebar bi ñu naan mbas ñëw bu dolli ci dañu yaakaaroon ni wax dëgg yàlla ñooñu nga xam ni dañuy xeex pour nee nañu affaire diine wala leneen daanu tëral xeex yooyu ba feebar bi passé suñu yëkkati leneen ñu yëkkati ko mais defuñu ko dëkk bu mel na Burkina dégg ngeen nañu fay faat bi mu baree ci xeexoo yooyu dëkk bu mel na Mali zalika noonu Niger ak Tchad zalika noonu am na ci Guinée nga xam ni sorewuñu ñoom itam naam xëy na conflit yooyu amu fa mais xam ni mbirum politique moo tax ñoom itam dëkk baa ngay xeexoo am na sax ñu fay faat fii ci suñu réew di Sénégal dégg ngeen ni fan yee passé Casamance mi ngi commencé waat yëngu ba nga xam ni am na ci sax ay oto yoo xam ni tëb nañu ci ay ndell liñ naan miin ba ay bakkan faatu fa am ñu fa am gaañu yu metti moo tax ñu ni dañuy wax ñi nga xam ni dañuy xeex nañu teg seen ngànnaay yi bàyyi xeex bi ba lii jeex même su fekkee su liy jeexee ñu continuer di négocier ak di waxtaan ñu ni nañu teg ngànnaay yi te amul sax nekk di négocier naan lii ak lii la ñuy laaj nañ ko teg ci lu gën a gaaw. ñu wax ci leneen lu soxal wàllu tàggat yaram Sénégal Entertainment Group daal di xaatim ak ki nga xam ne rek moom moo di Reug Reug ngir rek saison bu atum 2020 atum 2021 kookee sax nag ku moywul dina sëgg laale ak ki nga xam ne rek moom moo di guy gi dañuy teewlu ki nga xam ne rek moom moo teewaloon Sénégal Entertainment Group di Mao Cissé ak Reug Reug ci jotaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon yëkkati ni ki démb. ñaari pàcc yëpp ku ci nekk dafa bëggoon rek lépp lu ñuy wax. ku ci nekk respecté ko ci sa côté moo tax côté Reug Reug comme côté Sénégal Entertainment Group moo taxoon ñu ne nañu toog ñu waxtaan lépp li nga xam ne yaakaar nañ ne war nañ ko mën a def fii ak combat bi ñu waxtaanee ko ba jubóo ci si kàddu loolu rek la woon. donc ñoom tamit ñu nekk ñu neex a waxtaanal. xam nga tey boo ne signé ak Reug Reug parce que Reug Reug du bëreeg boppam donc il faut que mu am adversaire yàlla dogal na nag mbër bu naqaree utal adversaire la wax naa ko. mais contacté na ay mbër yu bëri yoo xam ne peut-être nanguñ bëri ak Reug Reug et que tamit ñoom am nañ ci droit mais am naa accord principe guy gi te waxtaan nañ daanaka li des ñu tënk bëriwul. combat bi ñun taxaw na si ñun loolu laay wax ndax signé nañu ak Mao Cissé xam nga lu ma lay expliqué. maa ngi xaar adversaire nee na d'accord naa guy gi 90% d'accord nañ kon mën nañoo am ñaaw ñoot ne guy gi nañuy bëreel waaw man li ma siy wax rek bëriwul sàcc boo xam ne du réer jarul yàq say nelaw waaw yàgg jarul yàq say nelaw ndax da nga koy jàpp. boobule élément mbokk yi moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje bi léegi lay doon ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futur Média jaa ngeen jëf.